bismillah troisième mandat dañ ko fi tere ngeen bañ acca rek le soleil yéene kaa ne coup d'état ba ci douane Guinée day Conakry dama ne le président Alpha Condé ma nga ca loxol kon takk der yo gaay coup d'état waaw tribune yéene kaa ne Alpha Condé de troisième mandat ba kon moo ko daaneel yóbbaale ko sur quotidien ne de troisième mandat ba kay jotul yegg de déedéet waaja dañ ko coup d'état laa la wax yéene kaa gi ne colonel Mamadi Doumbouya mooy nouvel homme fort de la Guinée loolu lay dëgg de dama ne la tas ne kon cartum réew ma ja boppam di constitution ba banqaas su réew ma gouvernement ba nuppi nag daal dina ni rap daal di tëj ak frontière ya taliba ak jaww ja waaw box tobli ne waaye waa CEDEAO ak Union africaine ba ci way mbootaayu xeeti Nations Unies dañu ko naxarlu waaye waa Guinée naxarlu wuñ ko de déedéet parce que nag na nga doon sibile kontaan bay bëgg a dee di ceex may ree te Conakry googe ak Jalabe colonel Doumbouya nee na lii du coup d'état de déedéet maanaam ñin lañ bëgg daal mooy rang yi jub defar état de droit rek Alkali Ben Mohamed expert la en stratégie politique daan na liggéey Alpha Condé ci source nee na xanaa xamoon leen ne Alpha Condé moo créé benn force spéciale ngir xeex wàllum terrorisme Condé nag ba mu demee ba commencé di te la ko soppi ndeke ma ngay créé musibaam waa ji Ben Mohamed moomee nee na damaa jàpp ne nag créer yi la am nañu ay complice waaye troisième mandat bi li gën a daaneel Alpha Condé kon loolu la goutte de trop waaw yéene kaa gi ne moom Alpha Condé moomee dañu ko humilier de nañu ko caxat-caxatee de ñaaw na atanku neen ya chemise ba bouton yu dañ ya waaw dama ne la vidéo bi vidéo Laurent Gbagbo la ñuy fàttali le 11 avril 2011 laa la wax Yoro Dia ci l'Observateur waaw nee na lii xew ca Guinée daal ngir mu bañ ñoo dal ñun Sénégal moo yëngu ci wàllum démocratie rek te muy dëgg nag Ousmane Sonko ci réew mi quotidien waaw nee na xanaa xamoo leen ne lii xew ca Guinée ni la rafetlu wuñ ko de waaye nag ñaax la lu baax la di ci borom ñi nga xam ne dañuy xalaat kon troisième mandat di xaru direct news de waaye kat mooy Mamadi Doumbouya le nouvel homme fort de la Guinée waa ji day armée française wala nekkoon di gannaaw ga la ko waa Guinée woo ndekete woo nañ seen musiba rax ca dool yi dañ koo tegoon loxo de weeru yàlla ay jeune officier ci boppam kon ñoo ko génnee libéré ko samedi yi ñu génn coup d'état ba daal di am ñëw le quotidien yéene kaa ne coup d'état ba ca Guinée Conakry googe waaw variant alpha ba day jeex na tey Afrique sow jant Afrique de l'Ouest gi la suñu banqaas yoo xam ne yéeg a ka wàcce rek jafe-jafe rek yëngu rek Alpha Condé dee na nguuram nga jeexee ñaaw na Condé sort par la petite porte nañu ko daanele humilier ko toroxal ko xoolal ma Alpha Condé tànku neen ya chemise zamba bouton ya Alioune Tine waaw nee na mais Guinée ab dictature boo xam ne maa tey moo fa amoon laa la wax amul sax lay amal Alioune Tine ne gis nga coup d'état yi la comme insurrection yi mbooloo ma wàcc ca mbettement yooyee waaw mooy mandargal ay symptômes feebaru démocratie la waaye nag loolee tamit faju ko déedéet mais xoolal leen ma Guinée Mali ba ci lii di xeeñ ci Gambie gi dalaloon xelu Sénégal de déedéet Serigne Modou Kara Mbacké ci laas nee na ñun sénégalais yëpp dañoo war a jug taxaw ngir jàppale suñu njiitu réew mi la daal di koy aar président Macky Sall waaw Madiambal Diagne ci la ko tijjee yéene kaal jël xalimaam ne Macky Sall daal vraiment war tax ragal daal te war tax xalaat sax alliance bi dox ci diggante Sonko Khalifa Sall Samuel Sarr ci Dakar Times waaw nee na yeewi kuréelu opposition yi gàcce la décevant Samuel Sarr ne ay opposants yoo xam ne bu njiitu réew mi di financer jigéen ñi jàppale leen duñ am lu leen neex yow ay opposants yoo xam ne su météo xam leen ne nawet bi day neex ñu am lu leen naqari Samuel Sarr ne ay opposants yoo xam ne amuñu benn tontu ci programme PUDC Puma Promoville Pakasen rural Samuel Ahmed Sarr yamu ca ci Dakar Times nee na waaye opposition bi le lan mooy seenu tontu ci xëyu ndaw yi ak 450 milliards yi ci président Macky Sall def yéene kaay mu daan mi ne Baye Mbaye Niass wax na Ousmane Sonko lu leer ne ko duñu nangu mukk Fadilou Keita di jiite seen liste ba ca Kaolack googee te Ousmane Sonko nag bu bëggee ñàkk 15% yam amoon ca Kaolack rek na jiital Fadilou Keita moomu box bi di ne gis nga ca Kaolack googee waaw Ahmed Youssouf Bengeloun candidat la ca mairie bu Kaolack dama ne lay jigéen ñaa ko investir ak jeunes yo waaw 24 heures yéene kaa ne ca Médina Gounass ca Guédiawaye gale Benno Bokk Yaakaar waaw nee nañu seen maire ba di béy di baax daatale de mënul dara kon nag waa Benno Bokk Yaakaar yooyee Oumar Sané mooy seen candidat Pape Sall ne waaw Oumar Sané ci boppam mooy profil bi nga xam ne moom la Médina Gounass doon gént ngir ñu génnee Médina Gounass na ci jafe-jafe yi nga xam ne kon moom lay dund teg ko ci wàllum développement tribune yéene kaa ne en tout cas jàngalekat yu APR yi day waaw nee nañ Maïmouna Sissoko Khouma la ñu investir way Samba Pape Sarr bu LD Debout waaw nee na troisième mandat du am ci réew mi de te bu ko jaree nag ñun opposants yi lu ne danañu ko def luñ doon def benn danañ ko ñaare laa la wax Pape Sarr ne Macky Sall bilan bi ci boppam moo bon catastrophique te loolee kenn mënu koo weddi laa la wax yéene kaa gi ne parti socialiste day jeudi bi ñu génne waaw tàngoon na lool parce que Mamadou woon day tuumal ay élément wu Alioune Ndoye ne ko saaga ba pare di ko menace de mort Mamadou woon kay bind na lettre Aminata Mbengue Ndiaye laata moo dem tribunal évidence yéene kaa ne ca Louga day Mamour Diallo ma ngay wane boppam de 24 heures yéene kaa ne xoolal ma transfert d'électeur ak tappale di wàllum fraude day Sali Dieng Diop day la ñuy tuumal de waaye Barthélémy Dias waaw nee na luy njéeg sous préfet ba ca boppam kon moom mooy njaak ca jamono joojee nga xam ne suñu politiciens yi day ña nga ca wutu maire ya waaw askan waa nga ca biir ndox ma de ubbil tribune
yéene kaay nañu nguur gi waaw lu tolloo ñaar fukki milliards ak ñett day daal dinañ koy génne ngir wàllum inondation yi Omar Gueye ministre inondation anamu waa Grand Place de Omar Gueye kay waaw dañu ko humilier toroxal ko yuuxoo ko ba nuppi nag daal di koy dàq ca kunun gale yéene kaay gi ne démb dama ne la suuf si yëngu na Omar Gueye kan mbir mi da koo bett yuuxooyee mel ni du leeg male gars yi naan ko tout sauf Omar Gueye ay morsoy xongu co lañ ko gatandoo kon ca sàngal kam googee dem naa ca làmb jë suñu làmb ne dubalee say wuyu ji na boromam inna lillahi wa inna ilayhi rajiun l'ancien seigneur rejoint son seigneur dama ne la dubalee say lañ koy denc nag ca diwaanu Yoff allahu akbar bàyyi Balla Gaye day yaram bi daa sutante woon ndaanaanu 70 ak 80 moo daan Papa Kane Ibou Senghor Tubaabu Joor Moussa Diame Maam Gorgui Ndiaye Samba Diaw Mor Fadam Boy Remarque Boy Ndiaye Mbaye Gueye Jaylees Balla Gaye da ci li ñuy laam-laamee nag daa feebar wala feebarul day Balla Gaye nee na loolee dara amu ca laa la wax maa ngi sant yàlla sénégalais kay ñoo bëgg di wax lu dul farata rek farata gi kay 24 heures nee na mooy dund ko seer gi waaye Assome Diatta waaw ministre commerce moom Assome Diatta day match bii nii muy football ni lé ak dund ko seer gi waru koo ñàkk de déedéet critique yéene kaa ne nees def nag ba wàññi dund googe waaw 47 milliards la nguur gi génne ngir mesure itam taxu koo rëy de yu ndaw la 47 milliards yi de lañ koy tudd yëpp waaw ci ñeenti produit yi dongo lay laal dund gi de nee nañ wàññi nañ ko di dund gi de ak luñ ko wàññi te leeralu ñu suñu pétrole bii dara du wàññeeku laa la wax parce que suul gaz du ko teree xeeñ te troisième mandat dañ ko fi tere rek boo paree mën a la alaaji tëjal Mokhtar construction. café ñu koy door ak coup d'état ba am sa Guinée Alpha Condé foqati nañu nguur gi ci moom takkadeer yi ñoom ñoo fa jaar lieutenant colonel Mamadou Doumbouya moom moo def lu ni mel ak ñamu ci àndaloon ani kan mooy lieutenant colonel Mamadou Doumbouya tontu li ak Fatoumata Diop. Mamadi Doumbouya est présenté comme le nouvel fort de la Guinée-Conakry. Il a dirigé Mamadi Doumbouya moom la ñuy présenté comme homme fort bu réewum Guinée-Conakry mu daal di diriger coup d'état bu dimanche bi colonel Doumbouya moom nag di ab malenke boowoo ci région bu Kankan moom nag li mu affiché woon bokk na ci volonté mu weer yi ñu génn mu daal di autonomiser lii di rek groupement des forces spécialisées par rapport ak li ñeel ministère de la défense bi waaye lu ni mel nag ñii lee di farandool yu Alpha Condé yi rafetlu wuñu ko woon commandant Mamadi Doumbouya moom nag nekk ancien légionnaire bu armée française dañu ko woowoon ci réewum Guinée ngir mu ñëw daal di nekk ci bopp groupement des forces spéciales ñu taxawaloon ko ci atum 2018 ñetti at lañ ci teg moom nag mu bëgg li di rek indépendance am officier breveté bu école de guerre mu daal di am nag expérience fukki at ak juróom ci wàllu militaire waaye tam ci ay mission opérationnelle yoo xamante ne jot na koo def ci Afghanistan Côte d'Ivoire Djibouti wala sax République centrafricaine ak i tamit protection rapprochée ca Israël Chypre Royaume-Uni ba ci sax Guinée waaye nag moom mii di commandant Mamadi Doumbouya accomplir na nag ay formation spécialiste ci wàllu protection opérationnelle ci académie bu sécurité internationale ba nekk ca Israël cours de formation ci wàllu commandement unité ca école d'application infanterie bu Sénégal di EAI mu mel ni tey jii moom moo dirigé coup d'état bi fa réewum Guinée daal di teg loxo njiitu réew ma di président Alpha Condé ginnaaw gi nag ba mu saytuwaatee constitution bi ñu tabaat ko ci ñetteelu mandat ci élection présidentielle yu fukki fan ak juróom-ñett ci weeru octobre ci atum 2020 yi ñu génn nga xamante ne nag ci violence bu méttee métti lañ ko dundoon. Fatoumata Diop dañuy desandi sa Guinée ak nag nguur ganu foxati nanu ko foxatee nag bettul benn yoon société civile ba ndax dañoo gis ne doxalinu Alpha Condé fii rek la mënoon mujje waaye nag ku ko mënti wuutu bie boo nga xam ne la ñuy xaar ci yow moo di jàmm ci réew ma waaye it askan wa doxe fa nag maanaam dund génn ci jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi ko doon dund ñu teewlu ay kàddu Boubacar Diallo mu jiite société civile sa Guinée. ngi ñaan yàlla rek dal am foofu deret bañ a tuur li képp ku fa munta ñëw tam mu xam ne mu nekkal Guinée yi nekkal communauté guinéenne nekkal société guinéenne yëpp nekkoon na noonu loo xam ne xam na ko aussi parce que lu tañu xaaroon ko àdduna dafa am nu muy doxee dem nañu boo nga xool ne jàmm amatul la Guinée justice amatul dara amatul donc loolu moo ñu xawoon jaaxal tuuti moom nañu tiitàngal lool yi passé ci réseaux sociaux yi ma ñaani suma mbokk Guinée yi nañu dal ñu wàññi wax faju ko nañu wàññi wax bi li ci des ni denc ko suñu ko rafetal ñu buggalante suñu biir Elage mu mel ni kon société civile bu Guinée nee nañ de lu nu mel bettu leen ñu ngi ko doon xaar
leen de toute façon fi ñuy commencé mooy métit lu coup d'état bi parce que coup d'état kenn mën ko saluer kenn mën ko rafetlu mais du tee nag ñu jàngat ana lan moo koy sabab parce que xam nga bu ñuy ñaawlu coup d'état dafa tegu ci wàllu tooñ muy al inqilab muy renverser li nga xam mooy pouvoir mais loolu bu amee ci li ñu koy jàngate dañuy xool li ko sabab bu dee jalgati rek la ki ñu daaneel tey moom moo jëkk a jalgati ci ñàkk respecter population ci ni damay soppi constitution bi ngir li ma arrangé damay soppi constitution bi ci boom ay bakkan yu bëri ñaata Guinéen la ñu rey ci at mi ci élection yi damay soppi constitution bi ngir képp ku taxaw ci sama kanam ak loo doon candidat man maa lay gagné ndax ni may soppee constitution bi kooku moom mu jëkk a tooñ population moo tax njiitu Afrique yi bàyyi xel bu baax ci ni ñuy caxatee constitution bi benn Birahim sànq maa ngi dégg muy def jàngat bu am solo ci koom mi nekk ci suufu Guinée te askanu Guinée yëguñu ko réewu Afrique yi tey bari na ay réewu Europe yi ñuy dundal ci wàllu koom ci ressources yi ñuy génne ci seen suuf muy mbell mais daanaka amulu leen njëriñ bu ñu la waxee tey quantité bi bàyyeekoo ci suufu Guinée ak waa Guinée ni ñuy dundee ci wàllu ndóol ni ñuy dundee ci démocratie guddee da ngay xam ni ñetteelu jàngat bi moo di faaw ñu xool ñoom ñiy jiite ni ñuy jëlee alalu askan wi di ko jagleel seen bopp Alpha Condé bi mu ñibbisee ci ay vacances ñaari fan la toll ak bi ñu ko coup d'état xam nga fan la nekkoon benn place boo xam ne dañ ko créer place artificielle boo xam ne benn milliardaire Israël moo ko moom la nekkoon ci ay vacances ci ay côté Italie foo xam daanaka ngaaka du ko xam ku nekkul milliardaire doo ko xam dem nekk fa ay vacances di noppalu jamono jooju est-ce que gis nga population bu Guinée li ñuy dund noonu la mel ci bépp état wu Afrique moo tax nañuy xool ni ñuy jiitee askan wi te li ñu bokk ñu koy séddoog askan wi benn exemple bu gàtt fi may jeexale Omar ibn Abdul Aziz am na imam bu ci def benn bayaan bu am solo ajuma bi ñu weesu Touba ci laa ko jàngate Omar ibn Abdul Aziz ñaari at ak genn wàll li jiite réew ma bi mu ñëwee ci population daf fekk 98% ñëpp doon ay ndóol ñëpp di jël azaka ñaari at ak genn wàll li jiite réew ma ñu génne azaka di wër nit ñëpp pour jox leen ko gisuñu ku ñu ko jox parce que kenn nekkatul ndóol parce que dafa ñëw kenn ku ne loo am te normalu sa salaire mayu la ko mu nangu ko ci yow et commencé ko ci boppam mais réewu Afrique yi bu fekkoonte woon ne li ciy génn ci koom dañ ko séddale bu normal est-ce que xam nga ni ndóol du am Afrique kon suñu boy duñ dem ci immigration yooyu yëpp na bokk na ci liy sab ay coup d'état voilà ñu samp ay coup d'état waaye Birahim gis nañ ku ci mel ni kon Union africaine waaye également CEDEAO ñoom ñu ngay sàkku ci ñi nga xam ne ñoo def lu ni mel takk der yi ñu bàyyi Alpha Condé mu dem mais bu ñu laal constitution bi jamono jooju amit ñu nga xam ne seen xel mi ngi teey ndax nag nee nañu waa ji France la ñu ko formé ndax loxol France làquwul ci ginnaaw coup d'état waaw xam nga duñu ci génne ci yenn yuy xew ci Afrique rawatina Afrique de l'Ouest souvent dañ ciy tudd loxoy France te lii gën a indi tuuma ci wàllu woowu mooy diggante Alpha Condé ak Nicolas Sarkozy Mansour mu ngi tudd léegi israélien boobu nga xamee ni moom mooy Benny Steinmetz moom la tudd nga xamee ni amoon na tamit d'abord ay réero digganteem ak ki nga xamee ni moom mooy Alpha Condé te xam nga lan moo indi seen juboo Nicolas Sarkozy bi nekkoon président bu France ci ay jamono moom moo dox diggante Steinmetz boobu ak Alpha Condé te li ko sababoon mooy suufu Guinée li mu am muy ci wàllu bauxite ci wàllu fer mu am loo xam ne dañu ko déggoo ci wàllu li ñuy woowee contrat entre Steinmetz boobu ak Guinée loo xam ni dafay nekk ñu ngi koy woowee ci désavantage wu Guinéen ci lépp Guinéen du gisuñu ci seen bopp ñu ngi wax fer ak mbirum Steinmetz boobu mais leneen a ngi ci muy bauxite boobu ñuy wax leneen a ngi ci muy or ak yeneen i ressources yoo xamee ni Guinée am na ko ci wàllug richesse yoo xamee ni daanaka profité wuñu ci mais gis nga Union africaine bu ak CEDEAO ak ñi nga xam ne ñoom ñooy Nations Unies États-Unis France lu ñu mën a def du lenn lu mooy coup d'état am na mooy maanaam jéggi nañu lii di constitution foqati nañu nguur ci kenn loolu dañ koy ñaawlu c'est tout à fait normal ñoom ñu génne ay communiqué pour wax ci lu ni mel mais est-ce que ñoom génnewoon nañu communiqué ci ba ñuy soppi constitution est-ce que ñoom génne nañu communiqué bi ñuy toog askanu Guinée est-ce que tu sais que depuis un certain temps
doo dégg manifestation Guinée depuis élection présidentielle bi nga xam ne moom moo indiwaat ñetteelu mandat bi ci Guinée demoon nañu ba les populations guinéennes amuñu sañ-sañu manifester amuñu sañ-sañu li ñu naan wax ku mel ni Cellou Dalein Diallo nga xam ni c'est l'opposant historique bu Alpha Condé ñu dem ba daanaka donc déggatoo ko depuis les élections présidentielles amuñu sañ-sañu fépp wax li ñu bëgg wax gis nga li ñu naan marmite boo xamee ni da ngay baxal jël kubéer teg ci am na fooy toll kubéer bi day tëb te loolu moom moo dal Guinée donte ce ne sont pas les populations qui sont sorties dans la rue pour nu ñu ko weeti pousser à un coup d'état mais ñi nga xam ne ñoom ñoo jiite armée bi rawatina force spéciale yooyu xam nañu li Guinéens yi doon dund moo waral ñoom ñuy jël seen responsabilité mais lan la mujjee Mambay bi ñu jëlee seen responsabilité mais on a vu dans certains quartiers dans les rues de Conakry et un peu partout en Guinée et même au-delà de la Guinée fii ci Sénégal ay nit génn manifester ne ni d'accord nañ ci li fa xew muy guléet nga gis ni amul kenn ku ne ni man Guinéen d'accord mu ci coup d'état bi et ça veut dire donc am na frustration bu ñu doon denc nañ ko ba ñu xaw leen a libéré ñuy doog a mën a wax ni lii fi xew d'accord nañ ci donte du lu ñuy rafetlu li ñuy woowee coup d'état. buñ ci taxawaatee tuuti El Hadj askanu Guinée ñu wàcc di fësal seen mbégte ci lu ni mel te pourtant de si élection yi ñu génnee près de 60% nee nañ ñoo ko voté xoolal dafay firnde ne. selon Alpha Condé. waaw moom selon li ñu wax xam nga mooy résultat officiel. c'est ça. près de 60% mën nañu wax. Afrique maam ay année ngi nii ay décennies yoo xamante ni bi du benn yoon yu ñuy joxe ay résultats yi élection fekk mu nekk dëgg. tripatouiller sàcc ay bureau yu baaxul ay bureau fictif defal seen ay fichier bopp loolu dañ ko miin ci Afrique léegi dañ ko miin léegi ci Afrique. xamee ne dañ leen a xañ ñu voté. le Sénégal c'est ça. la plus grande communauté guinéenne est au Sénégal. La plus grande communauté étrangère guinéen yi. Ils sont plus de 700 000. mais lan lañ leen wax doo leen sax voté. doo leen voté wuñu. tëj frontière yi. parce que amul benn réew ci àdduna. citoyen bi ñu ni ko doo am certificat de résidence. te nga indi certificat de domicile. comme ce qui se passe au Sénégal. dañuy jël exemple ci nit ñi ñàkk a warmaale nit citoyen bi lambda. ngir intérêt ki jiite. loolu moo tegul fenn loolu mooy lompoñal démocratie et moo taxit néew di nga gis di nga néew Guinée booy gis mu ñaaw la coup d'état bi. donc te gis nga kii def coup d'état tey bokk na si ñi doon jiite di def ay attaques ci bañ ay manifestations parce que loolu la jàng. mais gis nga bi mu jëlee réew mi gis nga premier discours am dellu soit démocratie dellu soit justice fexe ba réew mi li fi bàyyeekoo ci meññiteef duggaat ci poche askan wi. donc moom donte woon ni mu ngi woon ci ñiy protéger réew ma féete ak bien sûr république ba mais xam na ni ŋàbbin wa baaxul. loolu moo tax premier discours am mooy dalloo xelu Guinée dalloo ay naatangoom yu toog ci caserne yi def seen liggéey mais ñu dellu soit li askan wa ñàkkoon ci koom-koom ci justice ci démocratie. jaajëf leneen lu soxal bi la jotaay xibaar wàllu politique lay doon fii ci réewum Sénégal ak parti bi di PASTEF nekk ci ay jafe-jafe sa Kaolack parti Ousmane Sonko boobee dama des nañu wax ne Kaolack commune am fa seen ab candidat jafe na lool ndax boo xante ba bari ma donte yeneen gox yi gis nañu ni kon jéem nañu def seen kéem kattan ba daal di fa am ab candidat bu ñëpp déggoo Alioune Kane sa diwaanu Kaolack. section communale bu PASTEF ba tey amuñu benn candidat bi nga xamante ne ñëpp ànd nañ ci responsable PASTEF bu section Medina Baye nag di Baye Mbaye Niass dafa jàpp ne lii di forcing dafa am ci yëf yi. ñi nekk fii ne ñoom lañ fi teg pour Kaolack doyuñu ci Kaolack doyuñu ci Medina Baye ndax gis nañ ne dañuy def affaire ségrégation bëgguñ parti bi jëm ci kanam ba óor bu nekk ñi def loo xam ne ay njuuj njaaj la ay tappale la loolu nag duñ ko nangu mukk ba bind jotee tamit bind naa waaye ca biir bind ba ñoom nekk dañoo organiser seen mag yi préparer ko ndax dañoo jël benn candidat ñu wax leen ne leen candidat boobu noonu gagné na Kaolack gagné na pour ci élection primaire yi ci 22 voix te Kaolack parti boo xam ne élection présidentielle yi passé 15% la fa am. mu ngi woon nag Ousmane Sonko mu leeral yëf yi le bu jugut ci lii atte ko mbaa mu tëddee njaaxaandaay ñun lépp lu ci góobe gar ko te nag xam ne nag waxuma oona pël ci naanam soow de waaye oona saalum ci bàccam gerte. ñàkk déggoo bi nag ci biir PASTEF mën na indi ay rëq-rëq ci parti bi ci wàllu local yi li
Sédhiou waa Pastef ñoom juróom-ñaar si la ñu toll di xëccoo ane si ñoom kan mooy nekk candidat bu commune ba benn soxna moo si nekk Fatoumata Bintou Diédhiou moom moo jiite jigéen ñi foofee si Pastef nee na nag dana def kéem kàttanam ba ñu tànn ko ngir mu nekk candidate bu waa Pastef ci gox-goxaat yi ñu dëgmal ñu ànd Cheikh Ibrahima Diallo. bi ñu inscrire ba pare ñu xool candidat yi nga xam ne ñoo am Tëngéej yépp biñ leen seetloo ba biñ leen seetee ba seetantal leen. nekk coordonnatrice zone sud bu mouvement jigéenu Pastef Fatoumata Bintou Diédhiou di béer gi wane na yéene bu mu am pour doon candidat ci mairie bu Sédhiou candidature mi nga xamante ni faw mu jaar ci ay primaire juróom-ñaari candidat ñoo taxaw pour jongante waaye génnee ci benn candidat man rek maa nekk jigéen ci 7 candidats yooyu te am naa yaakaar ma génn ci loo bi ma nekk vraiment candidat bi nga xam ne moom la Pastef di tànn fii biir Sédhiou. ci teewaay ay militants ak ay sympathisants Fatoumata Bintou Diédhiou ñaax na askan wi ñu génn a gunge jigéen yi nga xamante ni dañu fas yéene samp seen dënd bañ a nekk ñuy tàccu kese. jigéen lu góor mën jigéen mën na ko et mieux encore parce que jigéen bëggul lu takk ci deram dans leur ensemble bu ñu tànnee jigéen ci mairie Sédhiou danañu xam ni vraiment yéexoon nañ ko def parce que jigéen ci lépp lu mu bëgg lu mu nekk day bëgg a def la différence day bëgg a prouver day bëgg a wane jom ji mu àndal ak fulla gi mu àndal pour yeewi askanam. yàlla bu ci àndee ba waa Pastef tànn ko ak waa grande coalition yeewi askan wi kii di présidente zone sud bu mouvement jigéenu Pastef xamle na ni mbir mi narul yomb si diggantam ak ki nga xamante ni moom mooy jaraf commune bu Sédhiou di Abdoulaye Diop. ñu wutali sa Tëngéej foofee it jamono ji waa Benno Bokk Yaakaar ani kan mooy nekk seen ab candidat loolee si la ñu nekk di togg jamono ji ay ndaw yu féete sa Rufisque si jàpp ni kon profil bu baax bi du kenn ku dul Ismaïla Madior Fall ndax nag buñ fi bàyyee xel wàllum acte 3 de la décentralisation liggéey ba mu ca def waaye it xam-xamam ci gouvernement bi na mu amee carnet d'adresse ak na mu jigee njiitu réew mi loolee warees naa mën a tax ñu def ko candidat bu coalition Benno Bokk Yaakaar Matar Ndoye ay kàddoom ñu teewlu ko. bi ñu inscrire ba pare ñu xool candidat yi nga xam ne ñoo am Tëngéej yépp biñ leen seetloo ba biñ leen seetee ba seetantal leen ñu tànn Ismaïla Madior Fall ne moom mooy seen candidat jeunes yooyu nag ñoom ñoo ñëw fii teg ndax gis nañ ne nit ku jub la moom taxul dara moom kenn mënu ko tuumaal dara parce que dama gis ay xale yoo xam ne xale yu tuuti yoo xam ne tollooguñu ci voté waaye wan nañ ñu ne tolluñu ci voté waaye ci dëkk bi lañ bokk parce que yàgg dañuy toll ci voté te dëkk bi tamit wan nañu ne daf leen ñor moo tax ñu ne ñi nga xam ne ñoo toll ci voté bàyyi leen ñu xel ñun xale yi tollul ci voté bañ ñoo tànnal maire boo xam ne dafa arrogant bañ ñoo tànnal maire boo xam ne bu ñëwee day xoxatal d'abord population yi te lii tax ñu fal ko duñ ko gis. desandi sa goxub Koumbalam mbax nag waa mouvement ànd defar Tëngéej nee nañu jafe-jafe nga xam ne ñu ngi koy jànkonteel sa Tëngéej warees naa mën a tax ñu xool bu baax nu ñuy def si jongante yi ñu dëgmal wàllum assainissement marché ba ñu war a jagalaat loolee bokk na si jàmbat yi ñu ngi ko xam le si janoo ga ñu woote woon ñoo teewlu sa may sa mbuub yor seen kàddu. Tëngéej dëkku ndaanaan la donc te fi ñu toll nii du yoonu Tëngéej di am ay problème marché bu mel nii ñu war ko defaraat ay nit di opposé pour Tëngéej rek moo ñu ñor ñu Tëngéej moo ñu intéressé feneen intéressé wuñu fudul Tëngéej parce que nii Tëngéej mel nii naqari nañu trop Nimzaat Daaru Rahman zone nord moom mooy zéro parce que zéro mooy amul assainissement te Tëngéej dafa war a am assainissement femmes yi dañuy yenu ay paan ndox loolu dafa jeex dafa war a xewi di yenu ay paan ndox naan da ngay jël ay biir Nimzaat jóge ba comme Kër Ndiawar Touré war ko indi ba ci canal bi di ko sottee femmes yëpp màgget nañ te seen heure màgget jotagul. lancé nag monsieur le président son excellence monsieur Macky Sall pour wax ko ni ko Tëngéej fii na xool bu baax ni muy def xam ne Tëngéej tey jii APR bu ñu amee fii dara ci élection présidentielle yi passé c'est grâce à Albé parce que moom moo fi indi 52% pour que ñu waa APR mën a am jàmm. ñu àddu jëmale ci enseignant républicain du Sénégal ñoom nag seen njiit Maïmouna Sissoko Khouma ñu ngay fësal seen ak ànd ak président Macky Sall ndax nee nañu jamono ji gis nañu am na ay ñenn ñu nga xam ne nee nañu noonu ci kujje gi la ñu bokk te boo seetee ba si biir ñoom yàq seen ab der moo leen tax a jóg jamono ji ñoom ñooy def seen kéem kattan gi yàq deru njiitu réew président Macky Sall te loolee du jàll mu day kàddu yu mu yëkkati moom Maïmouna Sissoko Khouma ñu teewlu ko. mesures yi nga xam ne président de la république jël na ko ci wàllu inondation yi ak transparence bi nga xam ne nekk na ci ndax am na ay études yu wone véritablement ni que ak programme bi doxalee nañ ko ni mu waree ci gestion ndoxu taw yi
président dafa jël mesure bu am solo mooy institutionnaliser li nga xamante ne moom mooy tenue scolaire yi ñëpp xam na ni loolu ci ouverture des classes dafay nekk casse-tête pour parents yi. jamono yi ñu toll bari na ay acteurs yoo xamante ne ay politiciens yu làq lañu tuddee seen bopp ay acteurs de l'éducation ñuy wax di ŋàññ mesure boobu dañu fàttali am na benn programme de 125 milliards boo xam ne commencé depuis 2016 pour xeex lépp luy abri provisoire. réitéré wuñu suñu engagement ak suñu soutien à son excellence le président de la République Macky Sall. ñu dem sa Touba du jëmale ci wàllum mbënd mi nga xam ne foofee ñu ngi fa yàgg na fa jamono ji dafa dicté loo am xalif général kulu murid def na say jéego waaye bii la yoon waa organisation Média Afrique ñoo leen ci fekk see ngir nag taxaw leen ay moto pompe la ñu fa andi suuf ak nag yenn ci ak dund jàppale kas kanoo di sàkku si jàppal ma jàpp gi doon dëgg guñ mën a teg baaram foofee sa diwaanu Touba Abdoulaye Diagne. bi askan wi ci ndox mi loolu tere nelaw kilifa yi yeewu ci Touba. ne liste bu gudd laa yor ngir kilifa yi dëkk bi dama laaj suuf kon suuf si mu andi man maa xam wala bi mu andi moto pompe yi li ma am njëriñ ceeb bi li muy neex suuf si dara ëpp ko solo ci li ñuy bëgg a def. noonu xalifa général des Mourides dugal ci loxoom ci lu toll ci juróom fukki million ñu ne ab joxoñ la ci kenn ku ne. moto pompe jël naa ci fukki juróom mi ngi ci oto bi téeméeri saako ceeb ak juróom fukki camion suuf mi ngi nii di la feelu fu ñu toll. Bara Gaye jiite Média Afrique jóg dox jëm ci lu ni mel. li ñu def maigre contribution la par rapport ak li nga xam ne dëkk bi moom la soxla ñi nga xam ne am nañ dara te man dara jéem a dimbali ñi nga xam ne dañu néewlee ko ngir sëriñ bi tax xam ne yëkkati alalam def ko ci mode de communication la. jamono yooyu la tiitaangeeg njàqare gane si askan wi yeewoo ci Touba ne màggal gi mi ngi ñëw bu ñu sàgganee ci biir ndox mi lañ ko fas yéene amalee. ndox mi sa diwaanu Touba Birahim mu mel ni kon gannaaw xalif bu général kulu murid fu mu nekk nii askan wa ñooy def jàppal ma jàpp gi ngir mën ko fay jëlee. waaw en attendant nguur gi di gën a gaaw baral liggéey bi nga xam ne moom la ñu wax ne di fas nañu ko yéene def parce que su ma jumul tolloog 23 milliards lañ wax ne lañ koy dugal ci jàppale askan ñu génn ci mbënn bi foofu ci Touba xam nga lañuy wax fan yii yëpp ay Kër Massar yenn ci ay gox ci Dakar mais ku dem Touba xam ne am na situation boo xamee ni situation bu compliqué la te li ko waral du lenn lu mooy assainissement boo xamee ni baaxul te askan wi bu ñu dugalee seen loxo gis nañu sànq Fabrice mu ngi koy wax ku ci mel ni Bara Gaye di ci liggéey bokk ci askan wi wuutul dara ci wàllu politique ñeneen ku ci nekk bu dee sa doole ci benn moto pompe la yem nga dugal ko ci bu dee sa doole ci fukki moto pompe la yem wala ay hydrocureur nga dugal ko ci loolu yëpp pour wane ni am na fooy toll foo xamee ni doo xaar nguur gi ndax yenn saay mbiram wala jogam mën naa yéex wala li ngay xaar ci moom mën naa bañ a méngoo ak li nga xam ne moom nga bëgg mais balaa ci yàgg xalif yi nga xam ne moom macha allah dañ koy ñaanal suñu borom yàggal ko fi loolu te ànd ak wér moom xaarul état ci lenn gis nañu ko ci bi mbënd bi ci début bi gis nañ ko premier jour moom mooy njëkk a yëkkati ay millions dugal ko ci ngir jàppale ñi nga xam ne ci wàllu mbas mi plutôt jàppale ministère de la santé ak askan wi yeneen di action yu bari mu koy def te ay action sur le plan social la ko duggee léegi bu fekkee ne xalif yi dafa am nu muy def wane ko mais soññe la ci yeneen i taalibe ci yeneen i nit ñoom itamit ñu dugal seen loxo ci wàllu woowu état bi nag lenn la war a def mooy baral loxoom ba nga xamee ni du askan wi donc moom moo ciy liggéey waaye ñoom it lii seen devoir en tant que état ñu fal leen yëkkati budget jox leen mooy justement ñu jàppale askan wi. alors El Hadj jamono ji mën nañoo léegi école ubbi boo foo soytee fii ci douane Dakar Touba wala fu ñu ci manti doon gis nañ ne bëri na ci gox yi nga xam ne ni ndox mi nangu na ko wala école yi nga xam ne ndox mi nangu na ko kon waxtu bi jot na nguur gi baral action yi nga xam ne mu ngi koy amal. moo tax sànq élément boobu xaw ma na ndaw si sant si saxo bi muy jàll ma damaa tiit bi mu naan Sénégal amul case de tout petit xaw ma tant de milliards depuis 2016 ak léegi man damaa tiit moom li mu jiite sax doyul case de tout petit sax doyul c'est-à-dire dafa mel ni moom dégluwul message bi ñuy lancé dem ba léegi ci président africain yi les gouvernants yi nga xam ñu jiite population ba Afrique non seulement jëfandikoo seen moomeel tax nga nekk ci donkaas yi mais di leen wax kàddu yu dul dëgg
moom ban Sénégal lay dund quoi. ban Sénégal lay dund. Sénégal bi nga xam ne ci biir capitale bi sax ndox yaa ngi ci biir école yaa ngi ci biir ndox mi ñu am tiitaange est-ce que nañ mën a ubbi ci mois d'octobre wala déet nga osé taxaw ci am ndaje di saluer di rafetlu résultat yi ñu def ci wàllum njàng ci Sénégal. non je suis désolé il faut mu respecter population bi taxaw ci kanamam di ko xool kàddu mi dafay génn di mag di wax tam nga xam ni ngay wax du dëgg Sénégal amul case de tout petit amul kii abri provisoire. Sénégal dafa fees dell ñu ngi mujjee xayma presque lu jege 5 junni abri provisoire. moom bu fekkee gisul abri provisoire nañu ma yàpp ñu jiitlante ma woon ko fi abri provisoire nekk. nañu ma woon ko école lëmm waxuma classe de école lëmm boo xam ne abri provisoire la nañu ma woon ko. bi ci des mooy nee na dafay rafetlu tenue scolaire yi ñuy def 30 milliards moom akulaay taalam jamono ji ñu toll nii jamono yi jàngalekat yi laaj seen accords yi ñuy signé woon ak gouvernement bi jamono ji nga xam ne marché bi daa mel ni moolu dagg te gisul ndeyam di ko seet. kenn mënta contrôler li ñu fiy jaay nit ñi du ñu wax ni 30 milliards xaj na faneen. mais ñoom ñooy kan et mu ngi rafetlu doxalinu njiitam. te naan ñun nañ ñu fal ñun APR ci biir Benno Bokk Yaakaar. jalgati na respect digganteem ak askan wi waxul lu am digganteem ak école yi mais respectuwul ñu nekk ci biir coalition Benno Bokk Yaakaar parce que au nom de la APR la doon waxee. gis nga ñi ñuy wax ay dirigeants soi-disant dirigeants yi dañu respecté nit ñi ëpp ñu nit ñi xel te nit ñi am nañu bët nit ñi fa ñuy dugg duñ fa dugg daa ko ñoo dox nit ñi ah. abri provisoire di gàdd ci dëkk bi njàng mi biime Sénégal école yi tëmb ci biir ndox mi. muy saluer résultat wu njàng bi ose naan Sénégal amatul abri provisoire ci ay milliards. ah non il faut ñu respecter Sénégal je suis désolé mais li mu wax dëgg. amula ñu waxtaanee sa delta ak vallée du fleuve Sénégal agrobusiness si producteurs yi nga xam ne ñoo ngi ci mbayum soble si jamono ji ci ay jafe-jafe la ñu nekk nee nañu nag boo mooy soble si dana nëb seen i loxo ndax nag ba fii mu ngi tagga tembe mënuñu ko jaay te jamono ji nga xam ne nguur gi dafa wax ne kon dafay ubbiwaat frontière yi ngir ñu mën a jéggaani soble la ñu koy ñaan nag moo di loolee mu teg ko ci suuf may leen une semaine wala lu ko ëpp ngir ñu mën a jaay seen soble ba noppi Birane Boy kenn si ñoom ñu teew lay kàddoom. bi ñu ko jénnee mois d'avril c'est la état bi wax ni nanu agro business yi nanu bàyyi producteurs yu ndaw yi jaay ñu jël ko ñu stocké ko loolu moo indi soble bi des suñu loxo ñu stocké ko leen ñu dugg chambre froide bi leen ñu def ko si hangar yi période yi nga xamee ni may na leen avril mai juin ñu jaay ñu ubbi donc si la ñu am ni soble bi situation bi ñu am ni ba léegi nii am nañu perte yu bari yu ñu am si soble bi mais léegi dañuy ñaan état bi mu may ñu une semaine ñu mën a écouler soble bi ñu dese parce que perte bi bari na trop une semaine lan ko ñaan mu may ñu ko parce que ñu mën a régler les frais yi nga xam ni donc si mën a régler loolu mooy suñu. El Hadj ñii de béykat soble yi nee nañu état na leen may rek une semaine wala lu ko ëpp ngir ñu mën a jaay. ba Sénégalais lañu importé ay Sénégalais lañu fii la ñuy souffrir ci seen dëkk. gis nga ñiy def agro business ci même situation bi ñu nekk muy indien yi. muy hollandais yi demal ci toolu hollandais yi nekk côté usine Dangote demal ci indien yi. fi féetee bët gànnaaru Sénégal ñoom jàmbatuñu amuñu problème mu soble calculer nañu temps bi seen soble di ñor ak ni ñu koy écouler ci marché bi amuñu problème boobu am nañu itam jàppandalu mën a am fu ñuy conserver seen soble ñii ay tool yu mag la ñu am tey ñii doon wax ni bu ñu la waxoon kenn ku nekk ñaatale employé ci ay nit da nga naan déedéet mais ay sénégalais lañ seen jafe-jafe yitteelu leen. yitteelul ñi ñu jiite xam nga bu ñu demee bay demander ñu ngi ñaan gouvernement bi ñu ngi ñaan président de la république. mu yokkaat datu importation soble une semaine yow ci sa biir réew ngay jooyee di ñaan ni man li may def sama nattangoo yi koy defee bitim réew war a ñëw fii concurrencé ma ay waaye dimbali ma balaa ñoo ñëw may ma une semaine c'est-à-dire que mooy yow otage nga ci sa biir réew gis nga yeneen réew yu normal yi boo demee Dubaï wala nga dem Saoudia boutique taabalu gerte caaf boo ko fay jaay da nga koy associé ak ku dëkk ci réew ma donte woon da nga ñëw investir ay milliards fii da ngay ñëw ñu teggil la coono yi teggil la taxi yi jox la suuf ba nga doyal jox la ndox ba nga doyal accepté nga soppi waa Sénégal ay jaam xam nga mooy soppi waa Sénégal ay jaam mooy liggéeyloo leen ak ay salaires yu misérable te bu ñu noppee bu askan wa dee manifester pour suuf sañu la jox na mu bare gendarme yi dal ci seen kaw jàpp ci ñaar ñetti xale daan leen 3 mois tiital leen askan wa reculé duñ ma weddi Mbana ngi fi duñ ma weddi Morlan mu ngi fi duñ ma weddi bari na ay dëkk yoo xam dund nañu même situation mais
ñun noppeeguñu pour dem quoi bu ñu demee ba béykat soble yi teg seen soble nii yu ndaw yi moom suul nañu seen soble enterré nañ ko moom. suul nañu ko déjà ñu mag ñi ci ñoom ñoo ci des ñoom ay bil la ñuy jëli suul ñoom itam. ñoom dañuy suul ji. dañuy suul. waaw yaakaar naa ne bés bu ñu régler le problème de la conservation muy ci soble muy ci ceeb muy ci pomme de terre muy ci lu muy ci jën ak lu mu mën a doon bés bu ñu ko réglé ci Sénégal je pense que yenn jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi koy nemmeeku ay baykat di ko nemmeeku wala ay sàmmkat di ko nemmeeku loolu dina jeex te je pense que loolu dafa nekk loo xam ne ni nguur gi da cee war a taxaw am na ay kuréel yu mu taxawal yu ci mel ni ay ADPME ci lu jëm ci wàllu transformation ak yeneen i kuréel yoo xam ne ni ñoom dañu war a yëngu ci fexe ba dooleel li ñuy defaree fii ci biir réew mi mën ko sax exporter wala mën ko denc ci yenn ci ay anam nañu régler le problème de la conservation et le problème de la transformation bu ñu xësee régler ñaari problème yooyu yenn coow yi ngay dégg nii yëpp dootoo ko dégg. jaajëf Birahim ñu bàyyi la nga dem rédaction xoolal teel na jël bagage yi. waaw man comme dama am ay urgence da ngay urgence yi taxaw jóge fii daw fële dem fële dawaat fële. escalier yi liggéey beek le député du peuple. waaw moom rendez-vous 13h.